ñetti waxtu ci rajo Futur Media mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg nun édition spéciale bu ñu jagleel coronavirus di wopp ji nga xam ne jamono ji moo lëmbee àdduna cas bi ñu doon laam-laamee naan Sénégal moom la ak du moom ci xibaar yi ñu mujj a jot moom la ki ko amee nag doom la joo xamante ne nii bitim réew la jógee léegi wér na kon amee na jàngoro ji tey ji suba njiitu réew mi woote woon na ci amu ndaje Awa Mbaye yaay ki nga xam ne yaa ñu fa toogaloon ndax mën nañoo xam dogal yi nga xamante ne nii moom moo fa jógee. kon Alaaji Makumba Bey kon ñu ngi jóge pale ci conseil présidentiel bi nga xamante ne tey la ñu ko def ñu ne dañuy waxtaanee ci jàngoroy coronavirus ci ndaje moomu nag Makumba Bey ñu fàttali ne ñëpp ñoo xamante ne kon am nañ ci njëriñ fekkee nañu ko ministère yeeg ñoom ñëpp direction générale yi ak ministre de la santé moom moo ko jiite feggoo ko président de la république ñuy wax ci jàngoro jooju ci li nga xamante ne moom mooy coronavirus ci li nga xamante ne moom moo fa tukkee ci xibaar am na 1 milliard 450 millions yoo xamante ne ab budget la boo xamante ne war nañu koo teg ci côté diggante février ak juillet la kon boobee budget nee nañu soxla nañu ko waaye sànq ci ndaje mi direction bu nekk ak ñi nga xamante ne service yi toppatoo ci wàllum feebar bi prise en charge beeg yooyu ku ci nekk wax nga sa soxla ci wàllum koppar ci wàllum matériel président nee na loolu lépp urgence la maanaam loo xamante ne dafa jàmp du xaar kon ku nekk loo xamante ne fësal nga ko ci li nga xamante ne moom mooy soxla président nee na kon dinañ ko def ngir jàngoro ji moo toll foofu nag ca Palais ba ñu toogee ca diggu waxtaan wa Makumba Bey kon ca la xibaar ba wadd ki nga xamante ne mooy ministre Abdoulaye Diouf Sarr moo jugee ca taabal ja mu toog dam fekk ci directeur institut Pasteur daal di koy am lu mu ko déey mu daal di jug moom directeur institut Pasteur docteur Amadou Sall génn ca biti daf na fa nag ay simili yu yàgg ba mu ñëwee nag la ñu toog ba ci yàgg rek njiitu réew mi daal di tënk ndaje mi daal ci waxaale ne jot nañu xibaar bu ne am na benn cas boo xamante ne ñu ngi koy suivre boobu ba léegi te boo mooy wut dinañ ko confirmer kon ñoom ba ñu waxee ba pare rek nit ñi jàppoon nañ ne daanaka cas confirmé la ndax xam nga njiitu réew mi bu ne daanaka bu ñu jotee xibaar yi lu ci bëri daanaka nañu jàpp ne mën naa doon cas confirmé kon boobu kon la ñu jàpp ne daanaka Sénégal kon mën nañoo wàññi ci waxtu wi ne am na benn cas ñu fàttali ne kon Nigéria am na benn cas Algérie am na ak itam Égypte Sénégal kon tey fësal na cas di xaar ministre de la santé daf ab déclaration officielle kon mën nañu digtal kon président de la république Macky Sall sànq ca ndaje ma ayca am na benn cas boo xam ne waxtu yi ñu wax ci institut Pasteur ñu ngi koy testé dinañu xaar confirmation balaa ñu si gën a sori waaye ñu xam ne kon ala kulli aal mën na dugg si kon nag li dem mooy ñu fagal ñu waajal ko tey ñu ñaan ñi nga xam ne ñu ngi ci réew ñi nga xam ne feebar bi dèjà développé wu na foofu dañu tëj tax ay dëkk yu bëri wax dëgg yàlla na fa nekk ba ñu forcé di ñëw parce que forcé ñëw si day bokk aussi indi lenn jàngoro foofu dara jàngoro si àdduna donc loolu si li ñu war a wax la te aéroport bi def nañu si ay jël nañu si ay matukaay pour xool ñi ñëw loolu yëpp comité bi taxawal na si ay mesures yoo xam ne dinañoo mobiliser lépp luy docteur civil comme docteur militaire lépp luy service social sapeur pompier mais aussi armée ci boppam gendarmerie police ñoom yëpp dinañu nekk à la disposition ak docteur pour que bu laajee ñu am ay isolation maanaam fu ay nit war a yem wala bañ fa yem ñu mën ci taxaw bu laajee aussi ñu war a mettre en quarantaine maanaam mooy ñu ber ay nit danañ ko def parce que feebar moom bu xasee jóg liberté day daal di jeex day ala kulli àll su fekkee am na mesure yu ñu war a jël danañ ko jël te ñëpp war nañ si bàyyi xel ñu doxal ko parce que loolu mooy mën a am wala loolu loolu mu nekkoon président de la république Macky Sall sànq ci ndaje mi nga xam ne moom la ca wote woon awa ma fàttali ni dinañ àndaat ak yow ci kanam tuuti professeur Daouda Ndiaye moom itam di koo xamante ne ni xam-xamam màcc na jëm ci wàllu épidémiologie jotoon nañ la fii bi nga xam ne mbir mi ngi doog a tàmbali nga ni woon panique jërul muy am te président de la république dogal ba mu jëloon ca étudiant Wuhan ya mooy bi nga xam ne mooy bi gënoon tey jii premier cas boo xamante ne nii ci xibaar yi RFM am cas confirmé la lan mooy li war. waaw ba ma leen di nuyoo
soit par Air Sénégal, soit par Royal Air Maroc. Donc les gens sont vraiment sereins. Ibrahima Mendy directeur d'APSA chef délégation Sénégal ci salon de l'agriculture bu Paris professeur Daouda Ndiaye est-ce que jar nañu leen di quarantaine wala matu ko. évaluation boobu ñi koy def mooy ñi nga xam ne fekk nañ gis nañ leen à l'accueil pour man quarantaine ou pas c'est au médecin d'apprécier. ñi muy fekk si ñoom ñooy dem mais ce qui est important ils doivent être sous surveillance mooy dañ leen di xool c'est-à-dire que waruñu génn fu nga xam ne dañ leen day réer ci nit ñi dañ leen di réer c'est-à-dire que quarantaine c'est trop à mon avis par rapport à xaw ma li xew gisuma ko mais li am solo mooy arrivé sur place les médecins qui sont là-bas à l'aéroport prendront les décisions adéquates par rapport à ces cas. Macoumba professeur li mu wax ministre bi wax na ko léegi nee na ñi nga xamante ne jógee nañ ci salon de l'agriculture bu ñu ñëwee fii Ndakaaru dañ leen di suivre waaye kenn du leen benn. loolu sax yaakaar naa mën naa am ñu déglu ko muy Abdoulaye Diouf Sarr laataa ñuy jëli Abdoulaye Diop mi nga xam ni moo nekk ca ndaje mi nga xam ni ci kanam tuuti kon ñu ànd ceeg ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mesures yi nga xam ni moom la ñu war a jël ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di xaar kon ñu war a jógee Paris. bon maa ngi vraiment rafetlu ndaje tey bi di wax ne président de la république dafa dajale tey képp koo xamante ne rek yaa ngi liggéey ci mbiru épidémie coronavirus bi pour que ñu waxtaane ko muy conseil présidentiel muy lu ñu rafetlu parce que bu ñu waxtaanee moom ci boppam am na ay orientation yu mu joxe orientation bu njëkk bi mooy ne plan bi xamante ne moom la ñuy xeexe mbir mi moom porté na ko validé na ko muy lu am solo beneen élément bi mooy que ne lépp loo xamante ne war na ci rek ñu def ko ci ay procédures d'urgence parce que urgence moom laajul yenn procédures yu yeex yi beneen élément d'information bi mooy fépp foo xamante ne war nañ fa dem pour yëgal nit ñi nu ñu war a comporter woo par rapport ci foyer religieux yi muy Porokhane muy Layène muy Daaka muy feneen ak feneen war nañ fa dem pour mettre en place un dispositif d'information boo xamante ne ak guide religieux yi mais aussi teg suñuy agent foofu pour que ñu mën a informer pèlerins yi. xam nga événement yi war a am mois mars comité national de gestion des épidémies yoo xamante ne ñi ko seq bëri na lool te ci secteur yu bëri lañ jógee comité boobu dafa war a daje pour donc réfléchir apprécier proposer ay solutions au gouvernement donc nañ bàyyi comité boobu xamante ne ay nit ñu xarañ ñoo xamante ne xam nañ seen métier bu baax. ñu donc liggéey ci liggéey bi lépp loo xamante ne orienté nañ ko recommandé nañ ko gouvernement bi dina ko apprécier def ko incha allah. plan de riposte bi comité national de gestion des épidémies ñoo ko élaboré mu am ay éléments surveillance am ay éléments riposte am ay éléments prise en charge mën nañ ko xayma ci 1 milliard ak 400 millions. muy tamam montant boo xamante ne montant bu am solo la mais gouvernement Sénégal déjà jël na effectivement matukaay yëpp pour que budget boobu teew mais non seulement budget bi teew mais ñu bañ a dugg ci procédure yoo xamante ne day yeexal mise en œuvre bi loolu itam baax na quand même ñu yëgale ko parce que ndimbal dafay fekk loxol borom donc maa ngi wax nag que ne comité bi tey président wax nañu ko day song effectivement donc mbir mi pour que mise en œuvre budget boobu nekk mise en œuvre efficace donc la notion d'efficacité son excellence le président Macky Sall dellu si na si plusieurs fois. ja kooku mooy Abdoulaye Diouf Sarr mooy ministre de la santé war a jàkkaarloog ci kanam tuuti ak taskatu xibaar yi pour wax ci mbirum cas boobu ci laay ñëwaat si professeur sànq Souleymane wax na ko fi joxe donner la bonne information parce que ki nga xamante ne doomu réewum tugal la jëlee maanaam avion la jël kenn xamul ndax taxi moo ko jëlee aéroport indi ko këram wala particulier moo ko indi këram est-ce que laajowul par exemple kilifa way docteur yi wax maanaam kooku mu laaj ko ndax taxi la jël ñu mën a avertir peut-être taxi man nekk aéroport koo xamante ne fàttali ko lu nu mel aussi mu dem ci kër bërëbu fajukaay yi nee na man maa ko yóbbu woon ak lu nu mel ak yooyu. dans des cas pareil cas yu demee nii dama lay wax li nga xam ne loolu la surveillance ak gestion de crise di wax mooy te Sénégal ci biir loolu la bokk donc li leer mooy gëm naa ne loolu am na mooy mi nit kooku lépp lu ko laal fu mu jaar fu mu dugg lu mu def ci période bi muy dugg Sénégal normalement tout cela rapporté nañ ko ci un document boo xam ne système bi ñi nga xam ne ñoo yor gestion bi ñoom am nañ ko et puis ñu ngi koy liggéey éventuellement je le dis je pense pour que ñu xam lépp fu mu war a jaar fi mu jaaroon ak la ñu mën a poursuivre ko maintenant ce qu'il faudrait pas à mon humble avis et loolu amul ci benn pays bu ñu ko recommandé que information bi ñu test ko ci biir dëkk bi nit ñu yot ko
pour éviter panique parce que encore une fois dama koy. kan sànq professeur Moussa Seydi wax na ko nee na ci Fann fii am na yenn xeetu jàngoro yoo xamante ne moo gën a garaaw fuuf coronavirus te ñu ngi koy faj saa su ne te kenn yëgu ko kon bu kenn tiital kenn di wax ne jàngoro ji nii jàngoro ji naa bis bu jot professeur nit siburu fi faju ci biir këram wér leneen ak leneen kon nañu fexe kon li nga xamante ne moom mooy cet gi yow yaa ko wax kon yow fi nga toog fësalal askan wi ne faaw ñu yokk cet gi. waaw awa point bu doy waar bu am solo nga tënk foofu parce que dama ci yàgg naa ko wax boo xoolee lu mel ni Ebola dama na ba xam ne téeméer boo jël juróom-ñaar fukki mën na leen doon faat bi ba tey téeméer boo xam ne ñaar la